mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak télévision Futur Média di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp di leen dalal jàmm seen émission li ci penc mi alxamis ju ne ci waxtu wi ci kàttanu borom bi ñu ànd ci ak yéen ci télévision Futur Média tey fukki fan ak ñeent ci weeru septembre 2017 bis ne tey ñaar fukki at ci ginnaaw góor gu tedd gi daa baax ba ñu koy ni woowee wuy ji sunu borom Sénégal nag tey di ko fàttaliku ginnaaw ñaar fukkeelu at bi seede yëpp di benn ci moom góor gi ci diine ji waaye it puso ba daa ñëw saa su ne ci wàllu mbokkoo di sàkku ñu tàppe xol yi ak lu jëm ci wàllu jikko yi xeex ak lépp loo xam ne daf koy nësaxal moo waral tey ji seen émission li ci penc mi di jël melo gi Mame Dabakh waaye it beneen tiis dab ñu ci suba Sénégal yendoo ko homme d'état grand administrateur waaye it politique bu mag daal di wuy ji boromam Djibo Leyti Ka kenn dootu ko présenté Sénégal ñëpp tiisoo ko ne ci ba naqar dëj naka noonu ba ci télévision Futur Média ndax xam ngeen ni moom Djibo Leyti Ka sunu dëkkandoo la fii ci télévision Futur Média janook kon ñun fii ci Almadi. salaamaaleykum waa Sénégal sama mbokk yi. fii la dëkk fa à côté seen wet. dëgg la c'est la première fois ma ñëw fii. contexte lool parce que télévision télé bokk ñu mu gën naaw si Sénégal ndax si liggéey bu am solo. Djibo Leyti Ka ci Papa Ngagne Ndiaye seen émission Faram Facce ñu koy jaale Sénégal yëpp njaboot gi suñuy dëkkandoo naka noonu kan moo doon Djibo Leyti Ka ngir gën a xame ak moom ni ma ko waxee administrateur bu mag bi cadre de l'État ou cadre de l'État ñu ànd ak Fatima Ba. homme d'état bu mag turam fës lool ci histoire politique ci juróom fukki at yi mujj ni ko njiitu réew mi président Macky Sall waxee Djibo Ka daanaka jiite na ay département ministériel yu bëri ci diggante 1981 jàpp 1996 nekkoon na fi ministre du plan et de la coopération ministre de l'éducation nationale ministre des affaires étrangères wala bokk ministre de l'intérieur waaye laata loolu ci atum 1977 moo nekkoon directeur de cabinet bu président Léopold Sédar Senghor ci 1996 la daal di génn ci parti socialiste ginnaaw lu ñu duppe woon congrès sans débat mu taxawaloon union du renouveau démocratique ci jongante palub njiitu réew ñu amaloon ci atum 2000 moo jëloon ñeenteelu place bi am ci téeméer boo jël juróom-ñaari xob mu daal di nag jël dogal jàppale président Abdou Diouf ci second tour bi noonu la partiem daal di tas Djibo Ka ci nguurum Abdoulaye Wade itam doon na ñaari yoon ministre ci atum 2004 mu nekkoon ministre de l'économie maritime ci atum 2007 mu nekkoon ministre d'État ministre de l'environnement de la protection de la nature et des bassins de rétention doomu Linguère bi mu ngi juddu ñaar fukki fan ak benn ci weeru février atum 1948 mu daal di jàngee ci faculté des sciences juridiques ak économiques bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ginnaaw si loolu mu dem école nationale de l'administration moom nag moo bind téere bi di un petit berger au service de la République et de la démocratie moom Djibo Ka moo jiite commission nationale bu dialogue des territoires président Macky Sall tabboon ko fa am na léegi ñaari at Sénégal nag ñàkk ku mag fukki fan ak ñeent bi ci weeru septembre mu yemook bi ñuy samp fukk ak ñeenteelu législature bu suñu réew levée du corps bi nag dinañ ko amal samedi fukki fan ak juróom benn bu fukki waxtu jotee ci hôpital principal. jërëjëf Fatima Djibo Leyti Ka ñu koy jaal Sénégal yëpp umma islam bi waaye itam monsieur le président de la république ak njabootam ni ñu ko waxee di dëkkandoo fii ci télévision Futur Média ci Almadi di ñaan suñu borom subhanahu wa taala xare ko aljanna ñu ngi ci plateau bi ak Moussa Mbow ñu waral waxtaan wi ak invité gi mooy dafa bind téere jagleel ko ku tedd ki Mame Dabakh Serigne Abdoul Aziz Sy source de lumière sëñ Mbow ñu ngi lay nuyu rafetlu bu baax sa teewaay. jërëjëf ñu ngi leen di sant ci invitation bi ngeen ñu defal tey. jërëjëf di leen jox di ñu jox opportunité ci mën a waxtaan ki nga tudd léegi nga xam ni nit ku tedd te sell ñu koy wax Mame Abdoul Aziz. yaakaar naa nañ ci mën a dellu si waat. très bien balaa may wéyal présentation yi xam naa yow tam nga wax ma tuuti rek ci Djibo Leyti Ka yëg-yëg bi nga am ginnaaw annonce nelaw gi. waaw li ñu xam ci kilifa googu ñu koy wax Djibo Leyti Ka li tubaab di wax grand serviteur de l'État parce que nit ku ko jege woon. wax na ma ni. département ministériel bu ñu ko mës a jox aajool muy nekk spécialiste ci département boobu waaye dina xam nan lay doxaleeg ña fa nekk. loolu nag mooy serviteur de l'État. kon nag ñu ngi koy jaal Sénégal yëpp. di ko jaal mbokk yi di ko jaal njabootam di ko ñaanal yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana. amiin Mbow ñu ngi ci waxtaan wi ak monsieur le ministre Bamba Ndiaye monsieur le ministre maa ngi lay nuyu.
maa ngi lay fay Alassane. jërëjëf Ndiaye ñu déglu la rek yow tam ci sa témoignage ak yëg-yëg bi ginnaaw nelaw Djibo Leyti Ka. waaw yëg-yëg bi moom comme ni ko Sénégalais yëpp waxee rek yëg-yëgu naqar la bien que jëfu borom bi moom subhanahu wa taala kenn mënu ci lu dul santaat ko rek ndax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yàlla moo nu fi indi ci moom la ñuy delluwaat loolu lu biir la waaye ku nekk xam na ne génn àdduna Djibo Ka lu métti la ci xol ci Sénégalais yëpp ndax nit ñëpp nangu nañ ne c'est un homme d'état ku yàgg servir état wu Sénégal la ku nit ñi ràññee woon la aussi ci taxawaayu politique am ak ci jëfam kon ku mel noonu bu génnee àdduna c'est sûr que dina toucher Sénégalais yu bare bare bare. dëgg la jërëjëf monsieur le ministre ba ci kanam ci waxtaan wi ngir maam Abdou Aziz Sy Dabakh keneen neggan professeur Oumar Ndoye psychologue la professeur ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu El Hadj Assane di nuyu borom kër gi ñi fi liggéey yëpp. di leen sant tamit ci émission bi ak ci invitation bi. jërëjëf Ndoye jërëjëf sa sentiment rek ak yëg-yëg ginnaaw faatu Djibo Leyti Ka. waaw xamoo Djibo Leyti Ka man maa ngi rencontré bu njëkk bi en 1982 à Paris boobu maa ngi fa nekk étudiant mu ne ministre ñëw rassembler Sénégalais yëpp ma jëloon fa kàddu ba temps yooyu ma ne 33000 Sénégalais ñoo nekk France bi ñu paree mu oolu ma ñu toog ñu waxtaan muy gëstu loolu ne ma loolu daf ko intéressé. bi ma ñibbisee Sénégal tamit bi ñu defee coalition parti yu bare 2000 ñu ne fan dañuy réunion moom moo jëkk a wax ne sama kër la ñuy réunion maa ngi koy fàttaliku booba temps wu koor la woon soxna si keroog mu ngi tegal ay croissant yu ne pour jóobeen yéex ngéyeen yi donc ñuy tase tam si yeneen kuréel présidence di waxtaan ma gis ne si wàllu xam-xam politique ñi ko ci ëppale si Sénégal barewul ku xamoon politique la ku xam administration bi ku bëggoon tamit dëkk bi te ci beneen wàll El Hadj Assane ñëpp xam nañ ne am na feebar bu ko daboon ay at a ngi ci ginnaaw boobu mu ngi nekk ministre mais mu ànd ceex gëm ànd ceex fayda ak gëm boo xam ne effectivement bu am solo la loo xam ne ñu bare mu leen daloon dañuy démissionner bàyyeeku mais demoon na ba ñëwaat ba jëlaat ay fonctionnaires ministre loolu jaaxaloon ñëpp loolu ñu xam ne kooku ngëmeelam dëgg la ak Pastefam effectivement lu am solo la yàlla na ko yàlla yërëm amiin yàlla yeexa ñu te yàlla na ko yàlla xare àjjana jërëjëf ni nga ko waxee moom état rek la xam homme d'état la Djibo Leyti Ka génn àddina tey fukki fan ak ñeent ci weeru septembre 2017 yemook Mame Dabakh Malick génn àddina moom ñaar fukki at ci ginnaaw ci bëccëg genn gi atum 1997 yemoo également ñu doon sanc sànq 13e législature assemblée nationale bu bees fii ci réew mi mu mel ni lépp du ay coïncidence ni ko Serigne Mansour Sy Djamil waxee sànq yëf yi du coïncidence du ñàkk xëy na suñu borom mooy wax ak ñun ca moom Mame Dabakh mi waral tey ji waxtaan wi ay jamonoom doon na wax ak ñëpp Serigne Sy citoyen simple bi waaye ñi nga xamante ni ñoom la yàlla def ñu jiite réew mi nekk ay responsable ba ci ñoom député yi ñu fal tey jilee ci assemblée nationale ñu dégluwaat Mame Dabakh ci wàllu woowee ñëwaat ci waxtaan wi. président ak gouvernement bi taxaw tem. président bi ak gouvernement am taxaw tem. assemblée bi taxaw tem. assemblée bi taxaw tem. yépp ñu teg ko ala siratil mustaqim. yépp ñu teg ko ci yoonu yàlla wu mokk wi ne coow wuti ngërëmam. lépp lu ñu war a jàmmat ñu jaar ca yoon ko war a jàmmate te bañ ko jàmmate jikko xanaa ay teggin ak ormalante ba am li ñu bëgg yàlla na yàlla sóob ci wow yoon. képp ñoo xam ne ñii war nañoo jàmbat dara nañ ko jàmbatee ay teggin akum xel ak teey nee na su ko defee ñooñee ñu koy jàmbat yàlla dana ànd ak ñoom insha allahu fajal leen ko. doomi soxna yi fi nekk bañ a falsifié ahadis yi ak ayat alquraniya. waaye doomu soxna yi nag nañ seetlu seen bopp nag bañ a fab aaye yàlla yeeg hadisu yonent bi di ko firee nu leen neex. ngir ragal gouvernement bi. ngir ragal nguur gi. ak ragal ñi lay jox chèque boo tuuti. ak ragal léegi tey nga wuute ci nit xalaat dootu la may bopp mel ne mag ñi liggéey yu ñu wala ñi fi nekk duñu borom yi xam-xam. nit du tuutal ba. assemblée bi def noonu. nee na su ko defee assemblée bi mel noonu. bu kenn andil Abdoul Aziz Ndaw lu dul dëgg. waaye ku dem te kanam président Abdoul Aziz Ndaw bu fa liir projet bu dul dëgg. su ñu leen présenté lu ngeen war a wote na ngeen ko seet. waaye bu ñu nee tee wote leen nangam seet leen ko seetantal ko. lan lay jural Abdou Diouf ci digganteem ak peuple yi. waaye lii bu ñu ko wotee moos lu muy jur ci diggante Abdou Diouf ak njaboot gi. ak lu mu leen di jural amaam Allah yëpp. ak lu mu leen di jural ca kanam yàlla bu ngeen teewee. allahumma salli ala sayyidina. allahumma salli ala.
اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh discours toujours actuel ba tey dafa mel ni démb wala tey jii sax la yëkkati yooyu kàddu Moussa Mbow téere bi Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh Malick source de lumière lu tax nga bind téere bi ak lu tax it tur wi. waaw jërëjëf El Hadj Assane li nga teg léegi rek extrait bi dafa wane lu bari ndax yëg-yëg bi nga xam ni moom la Sénégalais yi di am bu ñu déggee Mame Abdoul Aziz dafa nekk loo xam ni yàlla dafa def ñëpp séddoo ko séddoo gi du ci askan du ci ngëm-ngëm diine séddoo la boo xam ni lépp képp kuy doomu Sénégal am nga ci cër boo xam ni yàlla moo ko def sa xol loolu nag suñu borom moo ko jagleel dafa nekk nag loo xam ni xëy na ku nekk li nga yëg yaa ko xam ñun dafa am lu ñu yàlla defal ñu yëg ko ci góor gi waaye it dañu ne pour jéem cof tuut ci li nga xam ni moom la ñu bàyyil di ñu ko digtal di ñu ci sóob di ñu ci bëmëx muy di séddoo ak di wecconte xalaat ñu ne nañu jéem a def loo xam ni xëy na dina jëriñ askan bi rawatina ñi nga xam ni tey jii bu ñu jàppee ni tey la ñaar fukki at mën nañu wax ni ñaar fukki at ba góor gi génnee wéjee boromam ak tey ña juddu woon am juróomi at tey jii am nañu ñaar fukki at ak juróom fekke wuñ ko fekke nañ ko waaye xamuñu ko kon nag lu tuuti lu ku ne def ci liggéey bi muy lu waar bi ku ne loo ci bay mën na jëriñ askan bi loolu rek lañ ci jublu woon am na solo mën ko séddoo très bien jërëjëf mu ngoog téere bi kon Demba Ndaw bu ñu ko mënee wan suñu mbokk yi rek ak macha allah Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh source de lumière góor gi ci taar ba macha allah préface bi El Hadj Rawat Mbaye moom it kilifa gëneen goo xamante ni mu ngi bay waaram nag ci diine ji ci bépp fànn ñu dénkoon ko fi it pèlerinage à la Mecque wax dëgg yàlla mu amoon wërsëg atum 99 fekkee taxawaayam ca Mousdalifa sur le terrain moom en tant que commissaire au pèlerinage ni mu ci doon xare tànk tubayam loolu tam seede la loo xamante ni ma ne su ko bañ a gis jamono yi yenn ñi nga xamante ne dañ la fa yebal ngir jàppale sénégalais yi di làqatoog yooyu moom en tant que commissaire mu daal di dugg ca mbooloo ma jàppale mag ñi dugg ci bus yeeg yeneen loolu wax dëgg yàlla c'est à saluer jërëjëf Mbaw ba ci kanam monsieur le ministre ku tedd ki ñuy waxtaane tey d'abord témoignage yu njëkk yi ndax seede yi daanaka benn la ci moom Mame Dabakh. waaw sëñ Alassane témoignage ci El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh Malick defe naa ne benn lay doon ndax ñi ko jot a xam man yàlla baaxee ma bokk ci mbaax la ñu xam ci moom xam-xam la ñu xam ci moom woyef la ñu xam ci moom jeex ci boromam la ñu xam ci moom defe naa ne lii nga teg ci extrait wax ju mu waxoon wane na firnde ju rëy wax na di fàttali nit ñi seen borom seen diggante ak seen borom ba di tuuri rongoñ ci biir wax ji noonu la meloon daanaka nit la koo xam ni dafa jëloon yëpp delloo ko boromam comme ni mu ko daan faral di waxee man yooyu du ma ko fàtte mukk parce que maa ngi fàttaliku ba ñuy def ba Salman Rushdie génnee ayat shaytaniya verset coranique ma ànd ak docteur Daouda Diouf yàlla na ko yàlla yërëm ñu dem fekk ko jagsaaw benn bu nu julee timis ba pare yëgal ko fekk booba yaramam neexul ñu ne ko da doon yëgal rek ab jataay bu ñuy def institut islamique waaye xam nañ ne sa yaram du la may nga teew ca mu ne bañ kaa teew maa koy jiite jataay booba maa ngi fàttaliku moom moo jàng discours ba ci arab man maa ko tekki ci wolof booba gënoon naa nekk ndaw ak yeneen jataay yu bare bare yoo xam ne def na ko loolu lépp doon wane ak wayefam ak itam bëggoon diineem ak lu mel ni discours bi nga xam ne wax na ko saa yu réew mi ma saa nekk ci tolof tolof mu yëkkati kàddoom fàttaliku li ma njëkk fàttaliku ci moom mooy dëju Lamine Gueye booba école primaire laay def fekke naa dëj ba maa ngi taxawoon ba sëñ Thierno Saïdou Nourou Tall di ko wax ne ko sëñ Abdou waxoon naa la ne wolof du talibé waaye ba mu jëlee kaddu ndax mbooloo mi dañu bari woon di rëj-rëj yi ba kenn amul fooy teg néew bi ci zawiya bi fii la ñu ko doon jullee 1968
alors mais ba mu jëlee kaddu wax mbooloo mi dañu mel ni dañ leen a xëcc daal di dellu gannaaw maanaam wegg gi ko nit ñi amee loon loolu aussi lu doyoon war la ci may yi ko yàlla joxoon subhanahu wa taala la bokkoon manes na it relever courage bi ci buy wax li nga xam ne ngir Sénégal la waaye wér ko ci alxuraanul karim ak lu borom bi digle nga xamante ni du ci tiit ma Samba du ci tiit ma Demba dëgg la loolu moom mooy li fësoon ci moom yàlla moo mel noonu booy wax ci yàlla lépp lu dul yàlla dafay tuuti ci sa kanam loolu daf ko daan incarné moom ba nga xam ne buy wax mbiru yàlla wala mu di la fàttali sunu borom dafay mel ni yow nekkatuloo duutu yëg raa ba nga am wala daraja ba nga am wala la nga nekk yàlla rek lay gis te yàlla comme moom rek kawe moo tax day daal di suufeel lépp moom loolu lu mu mënoon la yàlla mayoon na ko ci wàllu discours ba nga xam ne bu discouré daanaka nit ñëpp dañuy yëg li muy wax yëgandoo ko ak moom dundandoo ko ak moom très bien loolu kon ak may la aussi gu ko yàlla jagleel monsieur le ministre leneen lu yéeme mooy am ku ni mel kilifa gu ni mel ni teddee ñaar fukki at mu génn àddina fu ñu ko tuddee ñëpp ne est-ce que daanu nit ñi jël photo yi ci nataal yi ci kër yi waaye professeur di tax ma indi la fii ci wàllu psychologie ñu jàngati ndoor penc mi ba tey dans l'application dans la pratique li muy doxali wuute na loolu ak li muy prétendre ne moo nekk suñu xol maanaam maam da baax la ñu bëgg waaye ni ñu ko waxee ak sang bu tedd rasulullahi mais sori lool ak seen doxalin ñoom jéemuñu sax teg seen tànk fañ ko tegoon bañante gi waxante gu bon gi fexelante gi penc mu ni mel je n'ose pas dire de l'hypocrisie sociale comme le disent certains mais lan moo xew waaw da nga may baal rek bantuwaat par rapport ak li nga wane sànq je crois que El Hadj Assane reportage bi nga wane nii te li nga wax ne penc ndaw réew mi tey la démarré yaakaar naa dañu ko waroon a tegal parce que man bi ma yàlla defee député dafa am ku ne ma ndax yow dégg nga Mame Dabakh li mu wax ci député yi ma ne ko dégguma ko de mu ne ma demal nga déglu ko déglu ko donc boo gisee assemblée ni muy doxee pour commencer ci ñooñu rek ci parlementaires yi député yi di nga gis ne gënoon nañu leen di fàttali li Mame Dabakh wax parce que boo gisee ngay jël alalu jàmbur maanaam alalu Sénégal plus d'1 million ñu jox la oto jox la lépp te yow doo dem assemblée nationale loolu mu ngi niru leneen maanaam que liggéeyatoo leneen moo la fa yóbbu donc Mame Dabakh dafa doonoon modèle royukaay bu am solo ñun dañ daan toog hôpital Fann am na bés boo xam dañ jékki-jékki gi suñuy infirmier ñëpp di daw ñu ne waaw lu xew ñu ne Mame Dabakh moo nekk neurologie ñu tiit dafa ne dafa feebar mais déedéet dafa ñëwoon di nemmeeku si malade yi mu ne ku si ne rek war nga de temps en temps dem nemmeeku malade yi xool sa gëm yàlla dana yokk donc par rapport ak question bi nga posé man dama gëm ne royukaay yu mel noonu modèle yu mel noonu ñoom ñoo manqué Sénégal tey ji parce que nit ki dana dégg danañ ko wax dana jàpp mais bu génnee def leneen da nga koy jàpp rek si comme weeru koor bu ñëwee jàkka yi commencé fees ñu ñi commencé def bu passé ñu ñuy fàttewaat donc loolu day wane rek ne nit ñi li leen yitteloon démb yitteeltu leen tey dañu nekk si jamonoy seet alal dañu nekk si jamonoy seet daraja dañu nekk si jamonoy seet ay am-am de sorte que yeneen yi modèle yi ñuy am faneen la féeteetul ci ñooñu mais loolu boo ko gisee itam El Hadj Assane dafay ne yi daan téye nit lii téye nit ki muy institution yi muy valeurs yi muy quartier bi muy famille bi yooyu yëpp dafay mel ni mayonnaise bu tas bu dog comme ni ñu koy wax day mel ni mayonnaise bu dog de sorte que nit ki amatul ay repères identificatoires yu am solo donc léegi mën na dem nu ko neex mën na wax lii tey suba mu wax leneen mën na wax ne gëm naa lii suba def leneen lu koy indi ci am penc ndax lan moo ñu jural loolu ak yi comment refaire pour que la mayonnaise reprenne waaw li koy indi nag en général ñun su suñu wàll psychologie dañuy wax ne xale bi même bu newee si biiru waajuram mu ngi dégg am na ay interaction yu muy def muy màgg ñu koy tàggat muy dem ba nekk am nu mu nekk mais nag dafa am li si mën fa doon wax la circulation des influences maanaam dafa may influence yu bari parce que am na benn boroom xam-xam bu ñuy wax Keyes boo xam ne dana wax ne l'individu est singulier mais il est aussi pluriel
maanaam yow noo nekk yow rek nekk nga tëm ñeneen te ñeneen ñooñu nag mooy wax ji mooy li ñuy gis mooy internet bi mooy liy jóge si bitim réew da film yi ak yeneen yoo xam ne da ngay dem ba yow nga gëm leneen institution yi taxawatul maanaam ñun bi ñu siy waxtaan keroog si benn kuréel ñuy laaj nit ñi comme question bi nga posé rek mais ñuy nemee institution yi boo demee imam yaa ngi toog nii ba nit ki si wàllu diineem mu am ay repères yooyu commencé di bouger ñuy am ñaari korité ñaari tabaski ñaari tug mu commencé mal ni institution sax mal ni dafa loolu mooy li dagan donc loolu taxawatul nga dem si ay kuréel yoo xam ne yeneen la yu wàllu yoon taxawatul nga dem wàllu école taxawatul grève yi bare nañ waxuma ne waruñu grève de pour syndicat yi bañ a jàmm donc yi dafay mal ni institution yi si boppa taxawatul si biir kër gi doole ji waajur yi amoon El Hadj Assane amatuñ ko donc nit ki effectivement du gis amatul loo xam ne fees na bëtam ba man bu man si tënku déedéet lu ko neex def lu mu wax tey mën na ci génn suba donc loolu nag nga ne ma lan la ñuy def ba mayonnaise bi ñëwaat jàppaat bëgguma décourager Sénégalais yi de dana jafe yaakaaroo bu gaaw dana jafe très bien man nañ ci wax mais dana jafe dañuy def combat rek ba indiwaat modèle yi enseignement bi dinañ ci ñëw ci kanam parce que aussi noo bëgg say doom mel ko da nga leen di jàngal seen i maam ak seen cosaan ba leen joxee yeneen exemple it neneen la dañuy nekk di ñu ñuul ba pare yor jikkoy ku weex nga naan man ñii juruma leen fekk yow yaa leen jur ñu dem ci téléphone bi ak sëñ Ousmane Diaw moom it jege xamoon lool maam da baax sëñ Diaw maa ngi lay ziar Hadj Assane maa ngi lay ziar bu baax a baax. jërëjëf sëñ Diaw comme ni ñu ko commencé rek yow tam ñu taataan say seede ci ku baax ki di waxtaanee bu ko defee rek ñuy wéy di ci jariñu ba tey. waaw Hadj Assane yaa ngi waxtaanee kenn ci nitu yàlla yi yàlla boo xam ne nitu yàlla bu xamoon yàlla la dëddu lool baax lool boole lool mu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh xam nga Hadj Assane booy xool ci alquran. yàlla ñaare mi ñuy fàttali xisay yonent yi te li tax ñi ñuy fàttali xisay yonent yi du dara roy yonent yi ndax yonent yàlla Muhammad ba yàlla di wax roy leen ko daf ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana ñeel na leen ngeen roy yonent bi royen bu rafet kon bu ñuy jàngat dundu Cheikhul Hadj Abdoul Aziz dañu bëgg a jël ci moom exemplaire pour na mu doon waxee ak na mu doon doxee ak na mu doon bennaloo ñun ñu jéem koo roy bu fekkee ne bëgg gi ñuy woote ci moom dëgg la ci ñun. Cheikhul Hadj Abdoul Aziz nag ci gàttal bu yàlla defaroon la jaare la ko fa ñëpp di jaar mu jàng defee xam-xamam jàng defee xam-xamam boo jàngee gisee sa xam-xam nag yàlla dana la xamal sam boo xam ne nii te moom la jóge looloo ko mayoon mu ragal yàlla lool da nga xam ne demoon na ba gis symbole yi doomu aadama yépp ñëpp ñoo yem ca yàlla daana bokk ci waxam yi mu daa wax pour benn la jullit bennoo bi rek lay duggee ne jullit ñëpp ay mbokk lañ al muminuuna kulluhum ixwaanu la yanbagi baynahum udwaan jullit ñëpp ay mbokk lañ loolu aaya alquran la jullit ñaa ngi koy jàng innamal muminuuna ixwa inna jooju day jàng grammaire dafay feddali maa ji bi ka xasro ne maanaam jullit ñi rek ñooy ay mbokk Cheikh El Hadj Abdoul Aziz nag waxuma la jullit ñi waaye humanité kuy nit daf la bàyyi woon xel lool pour jullit ñi nekk benn defaru ba nga xam ne réew mii di Sénégal fa tabarakallahu ñi ko dëkkee ñoo koy defar ci seen jikko yu rafet ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ko yàlla di tëgg la mu fa feggee mooy yaa nga ca kaw njobbaxtalu jikko yi symbole bennal rek nga xam ne Cheikh El Hadj Malick ñuy bàyyam loolu la doon doxi di ko dundee di ko symboliser ñi mu doon yar leen ba pare affecté leen ci ay njënd pour mu ñu tasaare xam-xam nit ñi mën a roy xam-xam boobu ndax xam-xam bi warta nekk lu ñu bind rek denc ko ci bibliothèque yi mais dafa war a nekk loo xam ne ñii dañ koy dund ndax yonent saa sallam dañu laajee soxna Aïcha ne ko lan moo doon jikkoom mu ne jikkoom moo doon alxuraan yonent bi alxuraan bu doon dox la te xam nga Cheikh El Hadj Abdoul nag loolu la doon jéem ci benn la bi rek naa la ci jox ay exemple yu néew ñaata yoon la Cheikh El Hadj Abdoul Aziz jóg dem ziyaare gi
ay kilifa yi diine ci réew mi. wane ne symbole l'islam benn la. te ci chrétien yi daa gis ñu am ak moom relation fa tabarakallahu muy dem ci ñoom di leen nemmeeku. ñaata woon la dem Touba. ñaata woon la dem Ndiassane. maa ngi yëg léegi dama ay xasida yoo xam ne ni ngi ko def ci Cheikh Abdoulaye Mbacké. benn ba mu ngi ko def ci Cheikhul Islam Hadj Ibrahima Niass. beneen ba ci Mame Bounama Kunta. dégg nga boo leen kilifa diine yi ma jox la ci benn rek lu mu wax ci sëriñ Abdoulaye Mbacké. dem na ziyaare ji ko ne ko inni ilam nil aarifi sunni ci xadimi Shafii il waran Mbakki inni jóge na ci man Abdoul Aziz Maqe bu ñii ilam nil aarifi xoolal garaat ñu jox sëriñ Abdoulaye dem ca moom yi ci xam yàlla ka noonu la def Cheikhul Islam Hadj Ibrahima Niass wax na ci moom yaa nuxbatal ulama tantul masakini cheikhul masayixi fil islami wa diini loolu ci Baye Niass la ko def nga gis ne kon Cheikhul Hadj Abdoul Aziz waaye loolu yëpp ñu ngi ko amee ci lan tarbiya bu mu tarbiyu ci baayam ak ci magam ba loolu am effet ci xolam ba xolam leer nañ la yoon ci saatal waxoon am na ci jëmmi doomu aadama benn lumbu deret bu baaxee lépp bu baax bu yàqoo lépp yàqu mu ne ko loolu mooy lan ñu ne mu ne mooy xol boobu nag Cheikh Hadji Mansour ba mu koy def ba mu koy jox conseil ne ko Abdoul Aziz yi yow Cheikh El Hadji Abdoul Aziz a'irnil qalba abal ma sa xol dénk ma sa xol usika ma dénk la wasiyatan dénkaane boo xam ne tashfi dana saafara kulli ma gis nga suñu xajasan waa kay jaw dénkaane boobu conseil boobu dafa waroon ñu koy piri pour nit ñi dégg conseil yi magam ba cheikhul xawmi cheikhul Hadj Mouhamadul Mansour conseil woon Serigne Abdou ci jamono ji daf ne ko fii zamani alladi amal fasadu bii maa ngi lay jox conseil ci jamono bi nga xam ne yàqu-yàqu yi bëri nañ lool walan tara ahadan fihi yusafika nit ñi benn wax ak la ñuy def dañu wuuti mu ne ko boobu lay njëkk a conseil boobu rek bu ko réew mi jëloon mooy faxul ko tar jërëjëf sëñ Ousmane jërëjëf Diaw wax dëgg yàlla macha allah waxtaan bi neex na mais waaw dinañu xam naa ñëw ci yeneen i jotaay incha allah ñu ñëwaat ci plateau bi sëñ Moussa ci li nga xamante ne noonu nga defee liggéey bi gëstu bi ba téere bi daal di taxaw fan nga ci jaar ndax amuloon jafe-jafe genn gi mën nañu wax ni jafe-jafe am na ci jafe-jafe amu ci ndax wolof dafay wax lu ñëpp xam wax ci tuuti rek doy na ñun loolu la ñu jéem a def ndax dañu jàpp ne góor gi wax na lu bari suñu maam Abdou wax na lu bari jëf na ñu gis ñun ñi nga xam ni yàlla baaxe nañu ñu fekkee tuuti ci jamonoom te it yónnee na ñu ko doxal ñu ko waxal ñu teg ci suñu bët déglu ko ñun nag yàlla xiiroon ñu fu ñu fekk enregistrement rek ñu jël ko yàgg na bañ koy tàmbalee di ko def di ko jël dajale loolu yëpp nag suñu borom bi ci baaxam xiir ñu ne lii yëpp kat buñ ko defaree xëy na am na noo xam ne mën nañ ko móole ba ñëpp mën ci jëriñu ndax dañu gis ni téere yu ñu bind ci moom xaw na néew am na ay thèse yu ñu def thèse doctorat yu ñu def ci góor gi mais livre bu ñu bind mu nekk sur la place publique boo xam ne nit ñi mën nañ ci accéder dafa xaw a tumuranke ñu jéem a ci xar suñu tànk tubéy rek def ci liñ ci mën pour que génération yi nga xam ne ñoo ñuy topp et ñoo fi nekk mën ci jëriñu te it di wax rek ni liñ ci laal lu tuuti la comme ni ko professeur waxee góor gi ak ni ko monsieur le ministre waxee góor gi nekk na koo xam ni dimension toll na tolluwaay boo xam ni boo ci bëggee wax doylul ci li nga xam leneen loo ci teg rek xëy na mu ëpp te du noonu loolu daal xëy na mu am na solo ndax il faut que ni nga ko waxee génération yi di fi fekk liggéey yu ni mel te it ñu ñuy jàngal it liggéey yu ni mel ak téere yi ndax téere yi nuy wan quand même xëy na ca njëlbeen baaxoon na waaye léegi day wuutee loolu ak réalité li ñu soxla ñun pour jaar suñu yoonu bopp nag ngir mën a yokk nag parce que réew mu nekk la koy yokk nag moi je pense que dans l'enseignement au Sénégal jot na ñu réformer ko gën ci dugal enseignement religieux yi waaye surtout mag ñu baax ñi bi may ñëw maa ngi ànd ak suma benn jarbaat bu ñëw vacances sama kër ma ne ko nañ dem dañ ma invité ci journée bi ñuy waxtaan moom xam na livre bi ak yëpp mais mi ngi door a am BFM benn question la ma posé daf ni ma mais tonton lii lu tax duñ ko jàng école
muy signal boo xam ni am na solo trop. jëmale ko ci ñi nga xam ni ñoo yor éducation ci réew mi. bunt la boo xam ni xëy na. buñ ko gëstoo. préoccupation yi nga xam ni professeur wax na ko léegi ci defaraat bu yëf yi mën a taxawaat. xëy na bunt la boo xam ne war nañ ci mën a jaar parce que bu ñu jaaru ci bunt boobu jaar ci buntu keneen. jaar sa buntu kër nag yaakaar naa ni boo bëggee dugg sa biir kër. jaar sa buntu kër moo gën jaar ci buntu kër jàmbur. dëgg la am na solo Mbow. monsieur le ministre ci waxtaan bi yëpp ci dafay tourner autour de nit ki les ressources humaines ci am réew. maanaam bu nit ñi defaroo rek réew mi defaru ndax li ñu bëgg yëpp même émergence bi ñuy wax gis nga saa yoo fi defaree tali wala nga def ñaari pot lampe nit ko dugg fële ci àll ba ak oto bi ne ko réel ramat ci suuf finalement bu nit ñi nitewul doo egg fa nga jëm. déedéet loolu defe naa ne ci cosaanu àdduna la tàmbalee ndax borom bi subhanahu wa taala moo wax ci alquran moom mi fekk lépp defar lépp. ne ba muy bind nit fa mu tàmbalee. wa id qaala rabbuka lil malaikati inni jaailun fil ardi xalifatan borom bi fàttali ci alquran ne maa ngi fàttali ba may wax malaaka yi ne leen dama bëgg a def ci kaw suuf ku ma fay toogal ci kaw suuf ku ma fay toogal. qaalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima malaaka yi tontu ko ne ko ndax danga fay yebal malaaka comme du mooy boromam tontu def benn observation ndax danga fay yebal ku fay yàqi di fa tuuri deret ci kaw suuf yàlla daal di leen jàjju wan leen ne leen xam naa lu ngeen xamul kon mu mel ni borom bi subhanahu wa taala dafa bind suuf bind doomu aadama ngir mu dikk toogal ko ci kaw suuf ngir suuf bañ a yàq wax na ko sax feneen laa tufsidu fil ardi baada islaahiha bu leen yàq ci kaw suuf gannaaw ba ma ko jagalee ba pare ndax da ngeen a fekk ma defar lépp mu am environnement bu baax léppam baax oxygène beeg yëpp nekk fi kon nag mu indi leen yéen fexe leen rek ba maintenir ko ni mu nekkee bu leen fi indi yàqute kon nit kooku nga xam ne dafa war a ñëw dundalaat suuf fexe ba li fi nekk te baax mu gën koo yokk gën koo maintenir nit kooku bu yàqoo moom musiba la dëgg la maanaam dafay daal di yàqu yàqaale suuf yàqaale li ko wër lépp loolu kon mooy problème mu nit ki waaye nit ki loolu aussi mooy solom ci kaw suuf maintenant fii defare fi du yomb parce que même état parce que nag état loo ci mën a dégg moo ngànk lépp bu defee ministère dama jox exemple bi nga occupé woon ay jamono chargé des affaires religieuses fan koy yemale rek mooy xëy na dox diggante yi fexe ba daal marabu yi bañ a mer bu dee alphabétisation gis nga ak Youssou Touré as tuut lañ ko dénkoon xëy na amul sax moyen boo nga mën a alphabétiser nit ki jàngal ko ci kàllaamam donc importance bi war duñ ko jox ci yooyu bunt nag waroon gën a mën a jaar pour defar nit ñi mën a leen defaree ci yeneen modèle étranger. waaw dëgg la man damay faral di wax sëñ Assane ne ñun boo ñu seetloo suñuy institution yépp laay wax benn da cee dëppoowut ak suñu réalité. loolu mooy suñ premier problème parce que ñun quand même sëñ boobu wax na lu xaw a nuroog loolu léegi. booy dugg nee na kër jàmbur nga jaare sa buntu kër booy dugg sa kër nga jaare sa buntu kër moo gën nga jaare beneen buntu këru jàmbur Cheikh Anta Diop daf daan faral di wax ne lammiñu jàmbur munoo cee sàq bi ba mu neex bu la mëneen na ndaa abalu làmmiñ waaye nga sàq mi ci ba yëg ko doo ko def donc ñun nag bu fekkee ne ci làmmiñu jàmbur ngay sàqamee ci lépp ngay defee yëfu jàmbur ngay defee sa lépp bu boobaa dina jafe Sëñ Assane nga defar sa bopp sunu problème tudd nga ko lu tax yii duñu ko jàngalee sunuy doom bu fekkee ne ñun dañu nekk aw nit am lu ñu bëgg am histoire démb am passé am lu nekk waaye loolu lépp ñu teg ko fële bu ñuy jàngal sunuy doom beneen histoire la leen di jàngal li nu bëgg a doon di leen jàngal ñeneen nit xale yi am na ci yoo xam ne mën nañ laa citeel Baudelaire mën nañ laa citeel Victor Hugo mën nañ laa citeel keneen ak keneen waaye dina jafe ñu citeel la Mamadou Abdoul Aziz Sy Dabakh wala sëñ Mouhamadul Fadel Mbacké wala keneen ci mag ñu baax yi nga xam ne moom lañ am ci réew mi kon loolu li muy tekki mooy sunu démb jàngaluñu ko sunu ay nit te ñun itam sunu nekkin sax ci boppam dañ koo dëppalewut ak li nga xam ne moom la ñu waroon a mel li nga wax ci ministère des affaires religieuses mais ministère yëpp defe naa ni noonu la xaw a demee daanaka ay xottu la yu nu fi teg rek waaye contenu ba nga xam ne moo ci waroon a nekk pour mu mën a jëriñ waa réew mi contenu yooyu moo des ñu def ko
ci suñu kuréel yi nga xam ne moo loolu tam xam naa ci combat yi ñuy engagé ji lay doon ndax du ñu découragé am réew moom bis bu demee ba loxoy wàcc bu ko defee bu yaboo rek ku nekk takk say bagage du ñu mës a découragé il faudrait not forcément un jour ñu jubbanti fii ca foofu rek lay mën a jaar maanaam ak moo waat li nu moom professeur dinaa dem ci kanam tuddi Jaksaaw ndax suñ ko waxee ñi nga xam ni soppe da baax la ñu ñëpp seen xel dina sori lool Jaksaaw ak sunu kilifa yu baax yi fa laa waroon tàmbalee sax xalif généraux yu Sénégal yi ma ziar leen ndax gis ngeen demlante bi sëñ Sidi Mokhtar gis ngeen bi mu toggee ci jal bi ni mu waxee ci wàllu bennoo gi fii ci fu nu gën a jege njabootug maam li maam Mahdi ku ne xam nga xalifa bu tedd bi sëñ Abdoulaye Thiaw Laye këram sëriñ bu ne am nga fa turandoo donc yooyu yëpp ay misaal la yoo xam ne ñun koy xëy na ñoo jëmale suñuy gët feneen waaye ku ne gis nga ne yëf yaa ngi ne fàng fii ci mbokkoo gi bennoo gi waaye diine jëg ni ko kilifa yu baax yi téewee di ziar bu baax xalifa bu tedd bi sëriñ Abdou Aziz Sy Al Amine sama soppe sëriñ Maodo waaye it sëñ Sidi Ahmed Sy ca Jaksaaw Ndiol Fouta également sëñ Mbaye Sy Abdou ñu ngi jokkoo démb ci waxtaan wu yaatu rek dans ce sens c'est-à-dire wax xamal ko ni penc mi war nañ ko taxawal tey maam Ousmane mu ngi woon ci rajo bi ak Babacar Fall ci suba xam naa ni moom yittee ko téye ndax waroon na teew tey jile kon ci kanam tuuti ak Cheikh Anta Diop daañu dem Jaksaaw di bërëb boo xamante ni góor gu tedd gi fa la daan defee li nga xamante ni nag mooy retraite spirituelle am dugg xalwa geeg jaamu yàlla waaye surtout jubóole askanu Sénégal rendez-vous yu bari conflit yu bari foofee lañ ko feccee ci kanam tuuti ak Cheikh Anta professeur Ndoye ñu ñëw ci relation entre le temporel et le spirituel sëriñ si ak kilifa yi diine aada yi ñoom wax dëgg yàlla mënuñoo taqalikoo mais relation objectivité bi ci war naka la ñuy def ba mu am ci maanaam fexe ba lépp nekk dans le sens de l'intérêt général parce que ñaar rek mooy mën a am ñu daal di jëflante ci intérêt Sénégal wala rek baara yu am ci mbir yi. dëgg la da nga may bal la aussi ma félicité waat sëñ Moussa si gëstu bi mu def parce que gëstu bu am solo la. recherche la def ba indi lii comme ni ko ministre Bamba doon waxee sànq sama xarit. dëgg la que jokkalante entre spirituel bi ak temporel bi dana am parce que ñun loolu la ñu jàng loolu la ñu fekk. ak aada sax ci la mais boo gisee ni muy demee dañu dem tey jii te damay wax rek sans place en tant que psychologue nag ba ñu bëgguma kenn mere ma ci dañu dem tey jii ba nit ñi mu mel ni dañu dugg si lu ñuy wax conditionnement ba ñu conditionné leen maanaam dañuy dem a dem ba ne muy politiciens yi par exemple su ma duggulax ba waa kër diine yi du ma àgg fi ma bëgg a dem waa kër diine yi lu ñu toog lu ñu am réserve danañ leen fekk ji danañ leen bëmëx dañ def pression su ñoom pour ñu wax te yaakaar naa ne loolu effectivement ci li ci indi problème la beneen bi par rapport ak question bi ak bi nga posé woon sànq sax lu tax effectivement nit ñi di changer comportement yi di changer maanaam di nga gis ñoo xam ne dañu nekk ci jafe-jafe ñoo xam ne dañu xala woyof yow nga dem def nga opérer un changement de comportement maanaam di nga répéter gëmloo leen dara ba ñoom ñu ñëw fekk si la li ñu la fekk si nag dafay changer ñoom ni ñu meloon avant loolu moo tax dem bi ak nekkin bi di changer entre temporel bi ak religieux bi yaakaar naa dañu waroon a am ay relation yoo xam ne comme mag ñu jëkk ñi li ñu amoon ak li ñu tegoon comme effectivement kilifa yi ñu tudd léegi yépp ñi ñu amoon loolu amuñu woon problème mais nag comme ni ma koy xawoon sànq yaakaar naa ne adduna bi mooy soppeeku adduna bi mooy soppeeku nit ñi dëkkatuñu ni ñu dëkke woon avant li ñu bëggoon avant ak li ñu bëgg tey jii dafa wuute de sorte que nit ki beneen objectif la am bu uute ak bi mu daan am loolu moo tax rapport yi effectivement impliqué wu jaxasoo ba xam ne effectivement loolu tamit si perte de repère yi la maanaam xamatuñu kan mooy kan xamatuñu lan mooy lan loolu dafay indi ay jafe-jafe mais qu'est-ce qui explique suñu faiblesse boobu parce que boo nee àddina dafay changer ñi ko changer ñoom am nañ fu lay changer ko mais ñun on n'a pas su résister waaw loolu dëgg la effectivement on n'a pas su résister parce que effectivement le modèle premier n'est plus effectivement ce qu'il était maanaam boo gisee maam Abdoul Aziz Dabakh ni mu mel ak ni mu yiwee gis ay nattaangoom ñi fi ne woon ñëpp bañ leen tudd ñoom ñëpp ni ñu mel
ñu xam ne effectivement ñoo xam ne dañ dëddoo woon presque àddina seetuñu woon dara bëgguñu woon dara lu dul yàlla loolu bu ñu ko waxee foofu wax nañ ko tamit si yeneen xeetu gëm-gëm yi ak si àddina même mais nag boo demee yow ba gëmatoo li nga gëmoon boo demee ba gis leneen loo xam ne effectivement yaakaar nga ne moom moo gën te loolu mooy tax ba nga am danañ wax lu ne c'est que nit ñi ñun bu ñu leen di recevoir effectivement consultation dañu dégg lu bari dégg ne effectivement dafa am lu ñu gëmoon dafa am lu ñu leen gëmle dañ leen gëmloo nañ leen affaire jinne gëm na leen laneen de sorte que gëmloo nañ leen da ngeen defar sacrifice yi war ngeen def lii war ngeen rey lii war ngeen et cetera donc loolu dañu dem ba nit ki ñu dugal ci boppam leneen loo xam ne effectivement du lu ñu daan dugal ci boppu xale yi xam ne danañ mën a résister loolu la dafa mel ni rek bu njëkkoon sama ñoom papa bu ñu daan dem jóge Yoff dox ba Médina ñu jox leen cere espèce u cere yu dëgër joo xam ne dañ téye toute la journée mais léegi li ñu jox xale yi pour ñu dem école du leen téye donc loolu rek la xel demee très bien kon ci niveau waajal gi ñu leen war a waajal gi maanaam El Hadji Assane dañ daan wax lël te lël bi du rek ne day dem ci àll bi déedéet lël gi dafa am ci famille yi am ci quartier bi am ci am ci dëkk bi lël yooyu nag moo amatul defoo ko defuma ko suñu waram defatuñ ko donc xale yi léegi li ñuy am comme modèle mooy jànq yi ak ñeneen donc waajur yi newatuñ fi defatuñu li ñu war a def booleetuñ leen ak ñi xam ne ñoom la ñuy war a booleel de sorte que nit ki kam day dem seet faneen très bien ñu dem Jaksaaw diwaan gu tedd gi ci maam Dabaax na mu fa daan nekkee ak Cheikh Anta Diop ak Sey Latir mu ngi fii ci Jaksaaw dëkk la boo xamante ne digganteem ak Pire toll na ci fukki kilomètre ak yett dëkk bi maam El Hadji Malick Sy moom moo ko sancoon fii sax la maam Abdou Aziz Sy Dabaax ci dundam daan ñëw du fi dugg xalwa di fi ñaan ñëpp fi lañ ko daan fekk ñi ngi fii ci këram gi ñu ngi wanale ay màkkaanam fi mu daan nekk ak saal bi nga xamante ne daanaka bu jafe-jafe musaan am ci réew mi ñu bëri fi lañ daan dikk di ko diis. Cheikh El Hadji Abdou Aziz nag mën naa ni fii ci reenu xolam la bokkoon. daan na wax ni bu dul woon ak daw responsabilité ci bokk ak jaami moroomi jaamam yi seeni itti ak seeni bëgg-bëgg kon ku ko soxla Jaksaaw nga koy fekk waaye nag nit du ëpp nit ni nit ñi di jóge di la fekk si noonu yow itam nga war a jóg di leen fekki. doom ji tey moom moo fi nekk di Sidi Ahmed Sy moom de nee na liggéey bi nga xamante ne moom la waajuroon doon amal moom la bëgg a wéyal ba tax mu tabax fi nag ab poste de santé bu yees. poste de santé bi yàlla dogal na sotti na wax dëgg yàlla sotti na matériel bi ci war a dem mi ngi fii ci case bi fii ñu denc. poste de santé bi dañu ñaan sax mu dem ba nekk hôpital. ndax fii nag yelloo na ko. appartement bu mag boo xamante ni ab saala nga fa la daan dalalee ñi nga xamante ni daanañu am ay jafe-jafe. maanaam dana anticiper sur les crises fii salle bi crise scolaire universitaire yi gën a lañ ko réglé crise énergétique maanaam du temps du Sénégal avec Mademba Sow fii la leen woo sa fu mu sa woo ñu wuy si ko moom dafa daan wax ne nañu fexe ba bateau bi sauvé bu ñu sauvé leew suñu ëmb xam nga soo dee da nga jiital sa ëmb mooy intérêt individuel sax mooy li xew léegi maam Abdou nag intérêt général la mës a jiital moo tax kenn du ko fàtte ndax ñëpp dañ naan maam Abdou su fi nekkoon. kuy wax mbaaxam mën ngaa wax ba tàyyi waaye doo ko dajal ndax yàlla dogaloon ci mbaax googu la ko yàlla duppee mu mel ni mu mel xamoon nañ ci moom ak sellte xamoon nañ ci moom ak yiwte xamoon nañ ci moom laabiir xamoon nañ ci moom woyof xamoon nañ ci moom ñeewant boo xamante ni kilifa dana ko ñeewant njabootam donte la njaboot ga melul na mu war a mel waaye moom ci mbaaxam mu yóbbaale njaboot ga Cheikh El Hadji Abdou Aziz Dabakh xamoon nañ ko itam ci cofeel gi mu amaloon njabootu Sénégal defe naa patriotisme am kenn du ko werante yaakaar nañ ni daan nañu toll foo xamante ni moom rek mooy sañu yëkkati kàddu ñépp ni góor ga ca Tiwaawan góor ga ca Jaksaaw yëkkati na kàddoom te ñépp ñooy ormal kàddoom loolu yàllaa ko defaloon xaas boobu ñépp sopp ko chrétiens yi ci wàllu animistes yi koo ci waxal daf naan góor googu daal ku baax la woon ku doon liggéeyal yàlla la te yàlla ku koy liggéeyal bu kenn amul sa pay moom am na sa pay loolu la ko yàlla faye ba léegi bu bisam jotee kenn du ko fàtte ñépp a koy xalaat ñéppay delluwaat ci ay enseignement am ci tegtal yi mu daan tegtal njabootam surtout waaye surtout homme politique yi
réero yi ndaw yi daan am moom bokkoon na ci ñi nga xamante ni bu yëgee lu ñaaw dana indi xalaat bu rafetal mais surtout ñeewante gi mu doon ëmbal réew mi nga xamante ni da daan wax toujours ni Sénégal gi lu ñaaw du fi war a am. maam Abdou Aziz Sy Dabakh jog saaw gi nga xamante ne fi la nekkoon doon fi jaamu yàlla muy dëddu àdduna ci dimanche fukki fan ak ñeent ci weeru septembre 1997 ginnaaw bi mu toogee ci xilaafa gi lu toll ci ñeent fukki at ak lu teg tey ji kii di doomam di sëñ Sidi Ahmed Sy moom moo ko fi toogal ci këram gi di jag saaw والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأوان يا الهادي mu ngoog jërëjëf gars yi daanu nañ fi mu ne professeur Mbaye Thiam a ngi yëglu bu EBAD plateau bi daanaka ñëpp daanu nañu sama caméraman di sëñ Xaadim ba Touba Mbacké ba ci mbokki chrétien yi loolu lépp di wane ni ak mbaax la ñu wax sëñ Mbow ci régulateur social bi mu nekkoon Sénégal soxla ko loolu jamono yi président ci julli gi nu génn woote na waxtaan ñu ko séqal ku ne ngi naan dañuy dem ak duñ dem ndax mu sante la am déet et cetera te xam nga ñaar bu ñu séqee yëf il faut mu am ñetteel boo xam ne xëy na mooy dindi ñenn ñi ci ñëkk géeg ñàkk kóolute gi moom régulateur social boobu mu doonoon nees mën a def également ba ñu teg fa suñu tànk ndax donte am na sax ñu koy def mais jamono fi mu toll ak ñàkk kersa ak ñenn ñi dina tax sax yenn mag ñi duñ ñemee wax waaw jërëjëf El Hadj Assane xam nga góor gi dafa am na ko yàlla binde woon li ci borom xam-xam yi wax man mënuma ci wax lu ci toll noonu dafa am loo xam ni moom la ñuy wax ñaari pàcc bu ñu taxawee yoo xam ni xëy na jubóowuñu walla am na lu leen féewale ki nga xam ni moo mën a ñëw wax ak ñoom dafa war a nekk koo xam ni dafay crédible li tubaab di wax crédible mooy koo xam ni pàcc bu nekk dina am kóolute bu tax bu mu nekkal ci moom dëgg la moom nag loolu kenn mënu ko dindi yàlla daf ko bindoon mu nekk koo xam ni ak fu ay mën a jóge ak nu mu mënti mel bu waxee di nga ko déglu kenn du ne dafa tëdd fii dafa far fii kenn du ne dafa far fii parce que dañuy wax ni toujours pour nga mun a gérer conflit bu fekkee ne da nga dem yegg maa ngi dugg sax ci domaine professeur dafa da nga yegg ci loo xam ne dafa dem ba nekk conflit ki nga xam ni mooy intervenir foog mu nekk koo xam ni un homme de confiance koo xam ni nag yàlla bind na ko noonu léegi nag loolu pour nga nekk homme de confiance dafa laaj ay mandarga yoo xam ni war na nekk ci nit ki war na nekk koo xam ni référence la war na nekk koo xam ni ku jub la war na nekk koo xam ni et cetera li nga xam ni moom la ñuy séentu ci góor gi yow war nga cee jëm am loo ci coppati lu tuuti jëm ko liggéey waaye nag liggéey boobu li ci am solo mooy sànq am na lu am importance lu professeur wax ci situation bi am ci réew mi actuellement waaye dafa am loo xam ne moom la ñu war a gën a delloo si mooy jëmm doomu aadama jëmm doomu aadama wax nga ko léegi mooy nit ki ci boppam mu xam boppam d'abord parce que nit ki bu xamee boppam ci lay mën a jéem a góorgóorlu li nga xam ni moom la am ci liñ ko gërëmee mu jéem ci yokk li nga xam ni moom la ko yàlla binde ci loo xam ni xëy na dafa nekk safaan bi moom ci boppam mu mën ko nangu waaye Sénégal dafa nekk sama benn cousin bu ma yàpp dama koy wax ni ko da nga ñaaw mu ni ma yaa ma ko mës a wax ma ne ko mais demal nga taxaw ci seetu nga xool xëy na boo xoolee di nga gis loo xam ni ci ni la yàlla binde lu sikk la loolu mooy man ci sama bopp war naa xool loo xam ni xëy na war melul ni mu waroon a mel pour ñu mën ma ko taggee maanaam am oyof gi nangu ni que matul ndax góor gi sax moom gis nga oyof humilité bi loolu mooy humilité bi parce que moom bu ñu yamee rek ci moom ni mu mel xëy na dina am lu des il faut ñu xool jële ci moom ni mu mel ñun ñu xool ñun lan lañ ci mën a liggéey ba jéem a am jéego yu ñu dox jëm ci bor boobu mu ñu xëcc parce que xëcc na ba tàyyi woote na ba tàyyi woote na ba tàyyi dama bëgg ñu ànd loolu la mës di wax dama bëgg ñu ànd di liggéey dama bëgg ñu ànd jëm ci yàlla loolu nag dafa am
ay étape yi nag ku ci nekk war nga béy ci sa wàllu bopp balaa ngay ñëw ci société bi parce que dañuy wax ni harmonie bi mën a am ci société bi balaa muy nekk il faut que kenn ku nekk nga am loo bàyyi ci suuf ci sa wàllu bopp. bàyyi boobu nag moo ñu jafe. loolu moo xaw a jafe ku ne foog nga ne rek yow yaay. ku ne yaakaar nga ni man maa war a ëppale. foog nga am loo war a bàyyi. bàyyi nangu wàcce sa bopp. bàyyi nangu wàññi sa daraja. bàyyi nangu lu bëree bare li nga xam ne ñun moom la ñuy nawee góor gi. li nga xam ne moom moo ko différencier ak lépp. ba yàlla def saa yu yëkkatee kàddu wala saa yu anniversaire bi jotee ñëpp mobilisé. très bien te tey jii booy dox ci suba rek démb rek maa ngi daje koo xam ni daf ma wax loo xam ne sama yaram dafa daw ndax dafa gis livre bi jënd ko ne mën naa ko dédicacé ma dédicacé ko. mu ne ma man ci beneen diine laa bokkoon. waaye bi ma koy bëgg booba sax tuubaguma moo tax dama xool livre bi jéemuma laaj sax lu nekk ci biir dama xool nataal bi rek daal ne livre bi ki mu dendal ne ko kii kat moo bind livre bi mu tàllal ma ko ne ma signé. dëgg la en tout cas góor gi moom deseltuñu dara. ku dem ba ni bu jëmmam mënoon fees safara ngir ñëpp mucc. xam nga macha allah monsieur le ministre ñu ci wàllu régulation sociale bi ndax réew mi fi ñu toll forcément il faut ñuy waxtaan parce que nag benn portion bu ndaw ci politicien ci 14 millions de sénégalais ñu soxla développement xale yi soxla xëy nit ñi bëgg a faju infrastructure ñu bëgg mu yokku mais mënuñu nangu nekk otage benn groupe bu nangu wut a waxtaan. waaw loolu defe naa ne li ci sëñ Moussa wax moom lay xaw a répété. pour nga nekk régulateur social dafa war a am yu itam jikko yoo am. ay melokaan yoo am. yoo mel. loolu nag moo jafe moom yàlla may ko mu meloon noonu defe naa ne moom. ku nekk xam na ne mayu yàlla la am. ndax sëriñam bi nga xam ne bokk na ci ñi koy. yi jàngal defal ko tarbiya muy El Hadi Touré sëñ Hadi daf koo jàng xam nga nit ñaare boo jàngee ci nit ba pare yaa ko daan tagg di ko way naan sama sëriñ nangam mais moom da koo jàngal ba pare way ko tagg ko wax ay qualité wax ay jikkoom wax ay rafetam defe naa ne way woowu rek déjà mën na way waree lu bari ci moom kon kooku yàlla moo ko mayoon mais loolu moo doonoon jikkoom moo tax mu mën a jouer rôle régulateur social man dama fekke bés mu nettali moom boobu fii ci Fass sa nekk ma fekk ko fa mu ne bés jamono booba naqari na mu ne kër gi amutoon lu bari mu ne xale yaa ngi xiif di jooy suba teel mu ne benn waay ñëw indi saagam am ko mu àndal ñu présenté ma ko mu ne mu yëkkati xaalis bu bari dal di may jox ne sëñ bi dama bëgg nga ñaanal ma ndax kat fa ma doon liggéeyee dafa am lu ma fa luubal bëgg nga ñaanal ma ci mu ne ma jëlaat xaalis ba delloo ko mu ne booba sëñ Maodo mu ne boobu nekk na ndaw mu ne dem ca ñu jigéen ñi ne leen du wax naa leen ne góor gi bëggul ñu lekk ñi ngi nii di jooy xiif ma fekkee ñu jox ko xaalis bu bari mu delloo mu ne ma ne waaw du ma ko lekk ndax kii ñaan loowuma dafay day jënd si te man li muy jënd aw ma njëg a moom ma ko macha allah sunu borom la bëgg mu dimbale ko te man sunu borom moomu ma ko dama koy ñaan rek comme damay ñaan nag moom du ma jox ab xaalis bu pare wax ma soxlaam may jël xaalis ba di ko denc bu ëllëgee la ma koy ñaanal du sotti mu ne sëriñ si nii rek lañ mel dañuy jël sa xaalis ba pare li la wax dara du ci am ku mel noonu macha allah bu nekkee régulateur social du mett kenn tey dafa ñeme woon wax dëgg wax nañ ko léegi tey nag di moytu di far moom loolu li ko mayoon mooy moo xam élection am na ak ku mën di def élection ak xaalis boo mën a indi du feesal ne diw laa far ak diw laa àndal mais ku far ba pare dina jafe nga nekk régulateur social ñu dem ci serveur bi monsieur le ministre bu si vous le permettez ndax xam nga rek safaay serveur bi gars yi duñ ci faral di yàgg ñu ngi may wax ne am na soxna su ci nekk bu fekkee ni jokko bi roccikuwul ñu ngi lay ziar soxna si vieux asalaamaaleykum
waaw bien waaw dafa mel ni xaar bi kon monsieur le ministre ñu bàyyi nga continuer ci li nga xamante ne mooy arbitre bi wax nga dëgg arbitre bu far moom. arbitre bu far du mën a suñu arbitre beeg Afrique du Sud gis nga aj nañ ko foofu. waaw boo faree dañ war a rejouer match bi. waaw rejouer kooku yàq na match bi déjà moom. dëgg la boo faree da ngay yàq moom jongante. dëgg la donc rôle régulateur social boobu mu doon jouer man defe naa ne loolu bokk na ci li ko may. ñeme aussi wax dëgg. li muy répété léegi nit ñëpp di ko dégg ci assemblée. defe naa ne comme ni ko professeur waxee mënoon na nekk viatique. pour bépp député waxuma la sax député. waaye bépp élu. moom day wax ci digganteem ak boromam. day jooy. maanaam kooku nga xam ne jëf bu muy jëf. mi ngi cee xalaat digganteem ak boromam. naan ëllëg maa ngi nii di voté benn loi. mais bir na ma ne ëllëg sama borom dana ma ko laaj. maa ngi nii di def lii ñun nag malheureusement ñu ngi ci jamono joo xam ne suñu borom place am. président de la république lañ fa xaw a teg. dañu naan sama président nangam la bëgg wala lii la bëgg kooku rek ngay bàyyi xel. moom nag dafa ne. fàtte leen ñooñu. dellu si ci kii tiim ñëpp. muy suñu borom muy yàlla. subhaanahu wa taala très bien ñu dem ci téléphone bi ndax fanaa ni benn misaal rek ci ku wéet ak sa bàmmeel gars yi lu ñuy baax baax lu ñu la bëgg-bëgg bu ñu la gungee sa bàmmeel ñëpp ay wàññeeku nag. fekkee nag njaween waxuma la kenn du fa yendandoo ak yow. moom kay lu ñaan gi bari tàngoor yi nga gis sax déjà ñenn ñi jàmbat sëg yi tàng na. daal lay daal di këpp ci suuf war la ginnaaw kon ci ko am xel say xeltu war nga xam ni am na fu la kenn dul gunge nag yaa fa mën a gunge sa bopp ak say jëf. asalaamaaleykum. ñu ngi lay ziar sëñ bi. allo. waaw yaa ngi en direct ci télévision Futurs Médias. waaw salaamaaleykum. waaw nga baal ñu nga dégloo ci téléphone bi mun nga fay télé bi. waaw. waaw da ngay dégloo ci téléphone bi bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi naa la. sant yàlla bu wér. waaye man daa bëggoon a participer bi ak kii ma Abdoulaye Sylla bëggoon a participer. waaw bisimilah. waaw maam Abdou man dama. allo. Cheikh bi. waaw da ngay wax ci téléphone bi nga fay soowu télé bi. waaw. man waaw. maa Abdou man damay am benn dama ma fekk benn bu jënd Bousso. dëkku sëñ Mbacke Bousso. Cheikh bi. déedéet bu ko dindi fii ndax seede bu am solo lay waxee na asala sëñ bi. sëñ bi dama ne nga baal ma ngay wax ci téléphone bi nga yor nga fay soowu télé bi sinon duñ la dégg. parce que am nañu yéene déglu sa seede boobu waaw. vas-y. kooku xam naa ab sekkeen la wala njaween xam ba tey nag nouvelle technologie yi aussi gars yi da ngay gis sax ko woo téléphone mu juutal ko naan allo dégguma dara nooy déggee boo ko juutalee. ñu continuer jàngat penc mi professeur xëy na dina ñëwaat parce que vraiment amoon nañu yéene mu def CDM mais bon comme déggin bi aussi dafa xaw a jafe vraiment on n'y peut rien. monsieur le ministre mu ngi wax sànq dëgg gi courage bi sëñ bi amoon ak wax dëgg gi yooyu am na ci nag baat dafa xaw a diis xëy na mais nañ wax rek ni safaanu dëgg fii tey jii ki fi vedette bi ki fi def buzz mooy kii nga xam te ne mooy wax safaanu dëgg maa boo fi nekkee waxkatu dëgg da nga nit ñi da nga leen di xatal bu ma ko sañee wax doo leen sax neex faf dëgg la ma nuyuwaale sama xarit professeur Mbaye Thiam nga xam ne am na lu mu ñu yombaloon si wàllu université bi te kii def buzz bi tamit wax nga dëgg loolu moo am parce que mooy li ma wax rek nit ñi dañuy dem ba li ñuy gis effectivement doyu leen de sorte que bu la neen jógee fële ñëw loolu la ñuy déglu mais El Hadji Assane sénégalais ak ni mu mel ak ni ñu ko yare est-ce que dana toog 10 minutes di déglu ay saaga xam nga normalement ku ñu ko wax nga ne déedéet sénégalais nag bu demee ba toog mat 300 personnes en direct di déglu ay saaga yoo xam ne xaw ma ñaati temps lay def bu boobaa waruñu wax rek en tout cas sama wàll en tant que psychologue waruñu wax rek ne affaire réewandee la affaire la dañu war a jàng ba xam lu tax lan moo indi loolu lan moo ñu dal ba loolu am ba kooku di saaga mais lan moo ñu dal aussi ba ñun ñu toog di ko déglu di déglu ay saaga pendant 30 minutes loolu mooy wane ne effectivement am na mu ñëwaat sama mayonnaise bi dafa tasar am na loo xam ne dafa fluide kenn xamatul lan la te loolu nag effectivement lu am solo la gis nga mooy lii sëñ Moussa doon wax sànq rek je crois que boo demee si peuple yu bare dañuy jéem a mettre en exergue yëkkati seen i kàngam maanaam seen i héros
xamoo loolu la Colombie par exemple am na ñi ñu ñuul ñi nga xam barayul Valderrama bi doonoon capitaine équipe Colombie jabaram ku ñuul la parce que naax moom ay yoon donc ñooñu dañ demoon ba ne nañu wane nit ñi ñuul ñi ancien esclave yi ni ñu doon ay héros fii tamit je crois que li ñu manqué mooy suñuy héros yi ñun comme ñu mel ni maam Abdoul Aziz Dabakh ak ñeneen dañ leen waroon a mettre en valeur loolu mooy di que sëñ Moussa waxee rek dafa am quelque chose boo xam ne c'est de l'ordre de l'enseignement am loo xam ne El Hadji Assane c'est de l'ordre de la formation enseignement dañ koy def mais tam looy enseigner xale bi war nga ko former tamit ngir ëllëg nekkinam ak ni mu mën a mel ak li mu war a xam si ñii kilifa yi xam na ñoo fi toog parce que loolu effectivement lu si am importance la donc loolu moo tax effectivement que nit ñi war nañ jogaat xoolaat seen nekkin effectivement pour mën a tabax àddina bu baax boo xam ne ñëpp dinañ ci mën ne très bien surtout àddina boo xam ne di nga fa tekkee parce que aussi fi àddina toll gars yi développement ay ressources humaines la am na nu sa penc di taxawee doo ca bokk de boo moytuwul aide bi dina yàgg tegu say loxo te loolu boo gisee sax mooy li ma doon wax rek par rapport ak institution yi c'est-à-dire que bu dara taxawul nit ki nu ko neex rek mu melax loolu taxawul bu dara taxawee ba dëgër mais kenn du ko def front xam nga mur bi bu dëgëree ba dëgër doo jël sa bopp dem mbëkk ko si mais boo xalaatee na yow mur bi léegi muru wëtteen la effectivement mën nga ko bëgg da nga koy bënn dem mooy garde fou yi ñuy wax rek loolu aussi kilifa yi am nañ ci wàllu aussi ndax kilifa yi nag il faut ñuy dóoree asalaamaaleykum asalaamaaleykum vieux réalisation bi du ma naan ma am na ko ci ne su allo waaw sëñ bi boo ñu dellu si ci plateau bi fi lekk xam naa ak jubbanti di am ñeel technique bi waaw li nga bëggoon a yokk tuuti rek mooy que ces changements de comportement yi ak nit comme ni nga waxee sànq ne nu ñu oyofee ba yenn yi duñu dal da ngay jël exemple rek ñi xam ne dañ leen di façonner def si seen bopp yoo xam ne dañuy dem ba takkal leen ceinture ne leen dem leen ngeen éclater bombe bi donc kamikaze yi li ñuy wax kamikaze yi xamoo loolu nit xalaatu ko xalaatul ne yow mën nga dem bay nekk kamikaze bu def changer mental c'est que li nekk ci boppu nit El Hadji Assane moo ëpp doole fop dëgg la leneen loo mënta gis boo gisee ñiy dox ci mbedd yi ñuy wax les malades mentaux errants danañ jox si tàngoor si tali bi yow boo ko defee 10 minutes ñu yóbbu la hôpital su ma ko defee yóbbu hôpital danañ dem si poubelle yi lekk fa dëxin boo xam ne am na fa ñetti fan fa dara du ko jot te yow xet gi bu la jotee rek nga lii donc sa ngi li nekk ci bopp nit dafa am solo loolu dafa am doole de sorte que foofu la ñuy agir pour que nit ki mën a changer comportement donc liggéey boobu tam mooy liggéey boobu moo tax ci sama wax ci njëlbeen ma daal di commencer ressources humaines yi ak fexe ba nit ñi nitee mais da nga koy tàmbali suuf nag doo bàyyi ñu dër kiis wax dëgg yàlla ñu baal ma mais man ñu dër kiis taxuñu may wax xale yi commencé ko ci maternelle gi ci ngay leen di joxe xeetu njàngale moo xam ni yow dinañ nuru say maam nuru la ëllëg exactement ñun bi may def sama doctorat si lu ma noonu laa doon liggéey maanaam nit ki nan lay xàmme koo boppam te dañuy dem ba jàpp ne boo demee ba am juróom benn yat presque lépp jeex na même léegi am na yeneen di recherche sax yoo xam ne dañuy wane ne même goût aliment boo amee juróom benn yat jeex na donc ça veut dire que avant juróom benn yat te ñun li ñu jàngax li ñu xam li ñu expérience bi ñu am yëpp wane ne effectivement xale bi fii muy jaar yëpp bu amee juróom benn yat lii na maanaam yow mag bi ngay doon ëllëg yaa ngi koy tàmmalee si sa ndaw gi mooy wane effectivement mag gi nga war a doon ëllëg. très bien jërëjëf professeur amoon na ni yéen nag gars yi pencoo mbir mi mais dafa mel ni téléphone bi dafa san sekk xam naa kàddu yu mujj yi rek ndax ma ne su la bañ a wax nag ci Birmanie sori na soriwul ay jullit lañ ne ñun. je pense que capacité yéemu gi amoon bu njëkkaan nga xam ni mbokkoo gi parce que jullit nag jullit mooy mbokkam. cette communauté bu ñu demee ba yëf yi xotteekoo fu ne quand même jar na nag ñu yéemu. Birmanie dafay xew gars yi wax dëgg yàlla dafa mel ni dañu jàpp rek ni dafa sori xam nga ñun lépp la ñuy néewal alors que lu yéeme la d'ailleurs il y a une marche je pense marche pacifique boo xam ne ëllëg ci àjjuma ji ginnaaw julli tisbaar gi danañ ko amal ci grande mosquée Ndakaaru di ci gërëm bu baax nag initiateurs yi ñoom imam Massamba Diop ak ñi mu àndal ñëpp ndax wax nañ dëgg je pense que islam beeg lu ko laal ak mbokk yi wax dëgg yàlla boo ca mënul dara yow dénoncé ko rek yow daal am ci taxawaay li bon rek mooy ak fataaral sëñ Mbaw kon ñu jeexale Birmanie tëj waxtaan wi jërëjëf El Hadji Assane Birmanie moom mbir mu yéeme la ndax bu fekkee ne dañu diine l'islam dafa jàngale nii innamal mu'minuuna ixwat képp ko nekkal sa mbokk la sa frère la sa mbokk nag sa frère war nga ko mën a défendre ci sa làmmiñ
war nga ko mën a défendre ci sa xalaat war nga ko mën a défendre ci yeneen i moyens yoo am. ñu toll foo xam ne nag xëy na jot na ñu wax ci jëf ci mooy initiative yii génn dafa nekk loo xam ni xëy na war nañ ko mën a wasaare ba nit ñi yëg ko parce que am na kër yu bari yoo xam ni xamuñu sax li xew. donc information bi war nañ ko gën a mën a diffuser. pour mën a yëngal ñi nga xam ni ñoo war a mën a joxoñ foofu. ndax nag am na puissance yoo xam ne ñu ngi taxaw xam nañu li xew. waaye waxuñu ci liñ ci waroon wax. kon nag ñooñu il faut nga am noo leen di jame ba ñu mën a yëngatu. ci sens bi nga bëgg. dëgg la et di ko mettre li rek di ñaan yàlla yal na ko yàlla seddal. amiin incha allah amiin yàlla merci beaucoup Mbow. monsieur le ministre fànn boobu. waaw mbiru Birmanie sëñ Assane mbir mu tiis la mu doy waar. boo xam ne ni ko sëñ boo waxee léegi dañu adduna bi dafa seetaan ndax mbiru Birmanie xam nga boo seetloo population boobu nga xam ne dañ leen di métital les Rohingya ñooñu aw xeet lañu woo xam ne yàgg nañ ci réew ma bien que waa réew mi ñoom dañu jàpp ne bokkuñu fa cosaanoowuñu fa xam nga problème bi yëpp mi ngi jógee ci 1982 nga xamee ne benn général boobu moo jiite réew ma mu wateelu benn loi boo xam ne loi sur la nationalité lañ ko tuddee ca loi ba la décidé ne waa Rohingya yi bokkatuñu ci réew mi la ñu dindi seen nationalité maanaam ñu xaw a nekk ñu apatride nga xam ne bokkatuñu fenn parce que ñoom dañu jàpp waa Birmanie ne ñii kat ba ñu anglais yi colonisé lañ leen fi indi dañoo ànd ak colonisation bi te ba ñuy xeex anglais bi ñoom ñu ci bëri ay soldats la nekkoon nekk ci keppaaru anglais yi xam nga loolu bu ñu ko seetoon ñun ci suñu réew kon adduna tas donc adduna bi nag seetaan loola di dox ba tey jii ñu xëy di leen bundu xataal di leen rey ci façon bu ne ca loi booba la ñu tëral ne aaye leen di jàng école jigéen boo xam ne yaa ngi sëy doo am lu ëpp ñaari doom et cetera parce que bëgguñ ñu yokku ba bari parce que ñoom yàlla dafa dogal bokkuñoo ña des ci waa réew ma ab langue bu ñuy làkk mais bokkuñu sax diine ñoom ay jullit lañu rawatina seen diine musulman jullit lañu ñu leen ay bouddhiste lañu te ñoom ñu ne pour sàmm diine bouddhisme bu ñu bàyyee jullit yi bari ba ëpp ñu bu boobaa dafay indi njaxas di leen nag bundu xataal extermination la génocide la Nations Unies def na ci rapport en 2006 wane na génocide la li jaaxaloon nit ñi sax mooy depuis lors waxuñu ci heureusement depuis démb ñu ngi tàmbali di daje di ko tudd ba seen premier ministre ba nga xam ne joxoon nañ ko prix Nobel de la paix jox ko prix Andrés Sakharov bu Union européenne yooyu yëpp te pourtant defu ci woon dara léegi décidé na ne semaine bii di ñëw dina ci wax et ñu yaakaar ne nit ñi war nañoo gën a yokk pression internationale bi ba nga xam ne Nations Unies surtout conseil de sécurité bi nga xam ne suñu réew membre la ca non permanent mu jël résolution boo xam ne day arrêter immédiatement la nga xam ne moom la ñuy def imposer un cessez-le-feu mais aussi envoyer fa ay forces tampon yoo xam ne dana mën a xàjjale soldats waa réew mi parce que soldats yi ñoo leen di bundu xataal ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy teg coono yi ci réew mooma mbir mi daal defe naa ne laaj na ay taxawaay yoo xam ne communauté internationale war na ko ci taxaw ngir la fay am ko amati parce que bu ñu ko deful mën na jur leneen bien sûr bu ñu jëwul seen responsabilité maa ngi jàng ci xibaar yi xaw ma ndax wér na wérul que islamistes yi ñu ngi menacé dañ fay envoyé ay soldats jàngoro je pense que ONU bi nga xam ni quand même officiellement ñoom ñooy mbootaay xeet yi ñoo war a jël seeni responsabilité loolu dafay indiwaat rek professeur question justice ci àddina lu bari dañ koy wax rek tënk ko ci téere yeeg yooyu ak këyit yi waaye wax dëgg yàlla la seule justice mooy dooley économique loolu la boo fi mu ne économie moo yor lépp boo gisee dëkku arab yi sax mën nañu wax ne xanaa am nañu doole am nañu xaalis mais nag yoruñu économie mondiale bi bu parce que bu ñu amoon loolu bu ñu jógee affaire bi seey affaire bi arrêté tout de suite te El Hadji Assane maa ngi rafet bu baax li imam Massamba def ak président Erdogan aussi taxawaayam ak ñi si taxaw yëpp mais man li ma ci gën a metti mooy nit ñi ak seeni doom maanaam dañuy faral di wax ne
boo bëggee noot benn peuple boo leen bëggee éliminer commencé nga interdire leen seen croyance. bu leen interdire seen croyance rek mën nga leen noot mën nga def lu ne. te loolu xoolal ñooñu ak seen croyance li ñu gëm ñoo leen du fii doo leen ko fi defee da ngeen ñu bëgg ëpp da ngeen ñu bëgg coloniser da ngeen ñu bëgg noot. xale yooyu dund loolu mais xalaat leen un peu rek ñooñu lu ñuy dundee affaire boobu. lu ñu leen di yar ci benn voie ñeneen jóge foofu ne leen loolu baaxul noot seen waajur di leen dàq di leen rey xamoo traumatisme yu muy indi. loolu dafay marqué xale yooyu à jamais. donc loolu tamit il faut ñu bàyyi si xel dañuy wax peuple bi rek mais je crois qu'il faut qu'on s'intéresse aussi aux enfants. à ces générations là qui sont là et qui sont en train de vivre ñuy dund loolu lépp. yaakaar naa lu am solo moo tax. paix dañ koy wax rek jàmm. moo gën. mais jàmm ji nag. il faut nga am doole pour bokk ci ñiy indi jàmm ji si ñiy sàmm jàmm ji. boo ci bokkul da ngay nekk ci ginnaaw rek. à la traîne. lu ñëw rek yóbbaale la li gën a yéeme mooy ci wàllu suñuy xel parce que foofu xeltukat bi lay interpellé. ñàkk baaxul boo ñàkkee question alimentaire rek mooy ne sa kanam ba doo tal leneen maanaam yeneen commodité de la vie ak yeneen principe de liberté d'indépendance d'émancipation xëy na sax yow ndeysaan doo ko talati parce que effectivement nekk nga si lu ñuy wax en français dans une certaine fragilité. Fragilité économique boo xam ne da ngay dem yow ba dootoo gëm sax sa bopp. da ngay dem ba foog ne yow ñeneen ñi ñoo la gën. ñeneen ñi ñoo la ëpp doole. yow am nga lu ne ci yow loo xam ne say waajur ñoo ko def mbaate say jaar-jaar yoo xam ne moo tax nga mel ni nga mel nii. donc yées ñeneen ñi. bu boobaa effectivement da ngay nekk li ñuy wax en français une proie xaw ma noo koy tekkee en wolof. Une proie facile. maanaam da ngay neex am. da ngay neex am. caali bu jaar këf la. donc loolu effectivement lu ci am solo la moo tax effectivement je crois que nit ki mën na bañ a am sax mais ñu dugal ko ci boppam ay valeurs yoo xam ne dana dëgër. ba du ñee keneen ki. ba du seet li keneen ki am. dëgg la mais loolu moo fi amatul. bu fekkee ne amoo valeurs yooyu. modèle identificatoire yi ngay uti mooy yi jóge mitim réew yi ñuy jox ci film yi. ak ci télénovelas yi xaw ma la nax lan. yow amuloo nga ñàkk. mais effectivement loolu mooy indi effectivement ñuy jël di leen enrôler ci yenn mouvement yi. Facilement. dëgg la parce que dañ leen di jox ñuy lekk di naan parce que dañ leen di proposer dañuy dem bu dugal seen xel loo xam ne effectivement moom la ñuy gëm. ne leen yéen da ngeen am mission. mooy comme kamikaze yeex leneen. donc dugal ko seen bopp changer effectivement seen comportement. ba xam ne effectivement ñooñu dañuy foog ne il faut ñu dugg foofu. pour mën a tekki. tekki boobu nag effectivement mooy problème bi élage problème bi très bien nan lay def ba mën a tekki. moo tax il faut que dirigeants yi indi ay réponses ci loolu lépp ngir ndaw ñi dégg naa kilifa yi conseil des ministres démb insisté nañ ci wàllu emploi c'est le minimum xale yi bu ñu amee lu ñu jàpp rek xëy na dinañu toog ndax yàlla xam na liy dee ci désert bi bari na suñu digg ak Libye méttital yi foofu ci wax dëgg yàlla li ñu leen di gëmloo sax amul bitim réew. réew mii rek bu ñu fi toogee mun nga tekki wala nga am loo jàpp wax dëgg yàlla li ñu leen di wax yëpp ay rêve la ay mirage yoo xam ne boo demee safaan ma nga fay fekk ca boo maywul doo ca mën a génnaat wala doo ca gaaw a génn kon loolu lépp ñu moytu ko en tout cas amoon naa mbégte sumb waxtaan wu ni mel tey jii ci maam Abdou Aziz Sy Dabakh mu fekk tiis dab ñu di nelaw Djibo Leyti Ka vraiment un grand homme d'état di ñaan suñu borom subhanahu wa taala xare ko aljan di ko jaale encore une fois njaboot gi di ko jaale Sénégal yëpp di gërëm bu baax invité ñu àndaloon ci waxtaan wi jëm ci sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh new turam baax macha allah yàlla bu ko ca jiitu ci bàmmeelam yàlla na ko suñu borom moom it fay taxawaay gi nañ ko ñaanal ndax ñu di ñu ngi jariñoo ci ay kàddoom ci waxam di ñaan yàlla fi léegi déwén nag lu bari soppi ci suñuy doxalin ñun lu ko mooy événementiel lay doon rek de waaw ci ñaanuñ yàlla ndiaay wax dëgg yàlla yemale ko rek ci événement bi bu ñëwee le 14 rek ñu ne le 14 yi non na doon vraiment un comportement de tous les jours ñu jéem rek nit matul Moussa Mbow ñu ngi lay gërëm bu baax fàttali ni yaa bind téere bi maam Abdou Aziz Sy Dabakh Malick source de lumière monsieur le ministre Bamba Ndiaye yoroon lépp luy question religieuse ci wàllu nguuru président Abdoulaye Wade ñu ngi lay gërëm bu baax Ndiaye encore une fois ci disponibilité yi waaye professeur Oumar Ndoye gise bi gëj na am waaye it yëkkati nañ ko tey ci ndimbalu soxna Awa Mbaye parce que réalisation bi ñëpp ci jàpp jeena ba Seydou Ba la production de la TFM n'est-ce pas Ablaye Diop Talibé Cheikh gisuma ko tey waaye daanu na Cheikh Anta Diop ci Thiès Sey Latir waaye toute l'équipe de la TFM sëñ Khadim jërëjëf Aline Diagne sëñ Cheikh Faye ci wàllu digital management waaye la régie
foofee Vieux Diouf nga fa ak toute son équipe Tunkara ak Dout Sow le réalisateur ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di ñaan suñu borom def jàmm ci réew mi ba alxamis ak jàmm incha allah.